bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaa'il muhtadiin wa ahli tariiqatil faa'iziin ar-raabihiin amma ba'du qaala sayyidi al-allaamatu al-aarifu billaah Cheikh Salaahuddin Tijaani radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu annaa bihi fii kunuuzil ashara al-kanzul awwal wa annahu fii awaalimil insaan wa annahu ta'aalaa yanzilu ala kursihi yawmal qiyaamah wa annahu ta'ala lahu kaffun wa anaaminun wa annahu ta'ala yura fi suura. kon ci jotaay bi weesu walla ci jotaay yi weesu kon gisoon nañu li aju ci maanaam ci xayal lañ nekkoon ba léegi ci aalamul xayal. te borom maanaam ñuy wax nag ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ay sifaat ay melo yoo xamante ne moom moo ñu ko xabaare moo xam ci alxuraan la wala bokk ci làmminu yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bokk na ci xabaar yooyu mooy ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala loo ñeel na ko kafun ak tenq wa anamilun ak i cati baaraam war na te moom borom bi ta'ala ji kaw ji yoraa def na ko gis fu suuratin ci ak jëmm maanaam mu yor kon forme maanaam forme physique loolu waxoon nañu ko ci jotaay yi weesu amoon nañ luñ ci jotoon a yaatal akas néew léegi ñu waroon a gis li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu maanaam ci li mu wax ne ci xadiis maanaam ci note de bas de page bi mu ne rawaa solo na Tirmizi rahmatullah alayhi ci sunanam wa saxaawa te wéral na ko wa lafdu kàddu yi nga xam ne moom lañu indi nag ci xadiis bi la woon ñeel na ko wa Tabaraani ak imam Tabaraani fil Mu'jam al-Kabir wa fi du'a ak ci ñaan maanaam ci fi du'a bok ci téere bi nga xam ne moom mooy du'a maanaam voilà téere boobu wa fi Musnad ash-Shaamiyyiin ak ci Musnad ash-Shaamiyyiin tamit wax na ko wal Xaakim imam Xaakim solo na même xadis bii ñu nar a wax wa Ahmad ak imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ci musnadam wa Daarimi ak imam ad-Daarimi moom tamit wa ibn Abi Shayba muy borom musannaf fi Abu Bakar wa Abd ibn Humayd rahimahullah wa ibn Xuzayma Abu Bakar rahimahullah moom tam fi tawxiid la ko ci téere bu ñuy wax at-Tawxiid la ko solo wa Daaraqutni al imam Abu Abdullah Daaraqutni wax na ko solo na ko fi riwaaya fi ru'ya ci téeram boobu ñu wax ar-Ru'ya wa ibn Mandah rahimahullah moom tam solo na ko fi radd ala al-Jahmiyya ci téere boobu mu tuddee noonu ar-radd ala al-Jahmiyya wa ibn Asakir al-imam Asakir fii taarixihi ci téeram boobu nga xam ne moom mooy taarixu Baghdad ñoom ñëpp solo nañ xadis bii ñu nar a wax an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu muy saxaaba bu mag boobu annahu qaala ne dafa wax ne ihtabasa anna maanaam tëju na an naa wëllif ñu rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam zaata ghadatin ab bés maanaam ak xëy dañoo xëy yent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko xaar suba gi gisuñu ko an salaati subh wëllif jullit suba voilà ñu di ko xaar ñu xaar waaw comme génnagul nañu xaar rek ko defee su génnee comme mooy doon jiite moom moo nekkoon imam bi loolu mooy jiite ñu xaar ko xattaa mbete kit naa xaw tuuti ñun nataraa ñuy commencer di séentu nag ay na shams jëmmi jant bi maanaam ñu commencé di wax ne jant bi de boo moytuwul est-ce que léegi du génn léegi waaye xëy na am na lu ko nee na fa xaraja mu daal di gaaw nag génn sariyaan ci lu gaaw a gaaw fa suuwuy ba ñu daal di nodd maanaam wala boog ñu liqaam di salaati ngir julli loolu lay teg maanaam suuwuy ba di salaati maanaam mooy ñu liqaam pour ñu julli fa salla rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam daal di julli wata jawza fi salaatihi mu daal di gaawtu maanaam mu julli goo xamante ne yéextuwul laal ci julli gi waaye fa lamma salima bi mu sëlmalee wala sallama mu sëlmalee daa mu daal di wax ca kaw bi sawtihi ci
kàddoom maanaam mu wax ci ca kaw daal di woote daal ne qaala lanaa mu neñu ala masaafikum nekk leen ci seen sàppe yi kama antum kem ni ngeen nekk woon ci seen sàppe yi voilà summan fatala topp nag mu daal di wëlbatiku ilay naa jublu ci ñun maanaam bi mu sëlmalee dafa ni bu kenn bouger toog leen fi ngeen toog ci seen sàppe yi après mu daal di wëlbatiku wax ak ñun summa qaala topp mu ne ama inni ndaal naka de man mii de li xew mooy sa uhaddithukum danaa leen nettali maa li nga xamante ne xabasani moo ma téye ankum walif leen alxadaata maanaam ci suba gii nii ñu ne li tax ba tey ci suba gii nii maanaam waxuma ak yéen maanaam génnuma li ma téye woon danaa leen ko wax inni naka man qumtu min al-layli qumtu damaa jóg min al-layli ci guddi gi fa tawaddatu ma daa di ma daa di jàpp wa sallaytu ma julli maa li nga xam ne quddira dogaleef na ko lii ñeel ma maanaam li yàlla dogal ci man ci ay raka ma dat koy julli fanaastu nee na ma daal di gëmmentu maanaam naay sax mooy ma daal di forbat maanaam mu mel dafa somnole daal voilà fii salaati ci sama julli hatta staqaltu ndete mu diis lool ci man maanaam gëmmentu gi diis torop ci man fa iza ca saasa maanaam naka mbir bi demee noonu kon ci état boobu ma nekk ana man bi rabbi ma daal di sa borom nag tabaaraka wa taala tabaaraka barkeel na mbiram yëpp ay mbir maanaam luy dolleeku la ak di yëgitiku wa taala ci kawenam maanaam borom subhaanahu wa taala kon ma daal di gis ne sa borom laa moom moo fi nekk fii ahsani suuratin ci jëmm ju gën a rafet ci jëmm yi maanaam mu daal di yor forme jëmm ju gën a rafet ju rafet fa qaala mu ne ma yaa Muhammad yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam qultu ma ne ko labbayka rabbi wuyu naa la yow sama borom wuyu naa la maanaam kon yent bi sallallahu alayhi wasallam naka jekk nii lay waxe nii lay wuyoo voilà maanaam sànq day yaakaar naa sëñ àll Baal moo woo Sayyid Xadijatu mu ne ko waaw non nii la voilà mu ne ko maanaam mu nekk réflexe ci maanaam même xale yi boo leen woowee la ñuy wax voilà mais loolu làkk la mooy maanaam loolu c'est parce que suryaani bi la moo tax origine suryaani bi mais sinon yent bi sallallahu alayhi wasallam labbayka lay wuyu labbayka lay wax la daan wuyu naa la maanaam comme ni muy waxee ni muy wuyoo ñeneen ñi ci des maanaam ni muy wuyoo comme ki di aj wax labbayka allahumma labbayka lay wax labbayka la sharika laka labbayka et cetera maanaam labbayka googu maanaam mooy ne wuyu naa la ci wuyu goo xamante ne jox naa la gëdd cër yent bi nag sallallahu alayhi wasallam noonu la daan wuyoo ñëpp ni mu daan wuyoo boromam kon mu ne ko labbayka rabbi wuyu naa la yow sama borom qaala mu ne ko fii ma yaxtasimu ana ci lan lay nekk di werante wala boog di waxtaane al mala'ul a'la maanaam yaxtasimu day indi baatu débattre baatu maanaam li ñuy nekk di comme tey bu ñu assemblée nationale bu ñu nekkee di waxtaan ci benn sujet loolu yaxtasimu lañ koy tuddee xam dañ nekk di débattre di discuter voilà ci benn affaire kon mu ne al mala'ul a'la maanaam mooy plénum suprême bi maanaam mooy mala'ul a'la kon mooy li nga xam ne mooy assemblée bu mag bi maanaam mboolooy malaaka yu mu kawe yi ñu gën ñaa kawe qultu ma ne ko laa adri man de xaw ma ko qaalaha nee na mu wax ko salaasa ñetti yoon mu wax baat boobu ñetti yoon qaala borom ne yent bi sallallahu alayhi wasallam ne fara'aytuhu nee na ma gis ko moom borom bi wadaa mu daal di teg kaffahu tenqam bayna katifayya ci sama diggante ñaari mbagg yi maanaam mu jël tenqam teg ko sama diggante ñaari mbagg tenq mooy paume de la main wajattu na xattaa mbete wajattu ma daal di dat barda anamilihi barda seddaayu anamilihi ay cati baaraamam bayna sadayya sama diggante ñaari ween yi ma daj seddaayu baaraam
nee na fata jàllaali borom bi feeñoo ma nag daal di may manifester kullu shay'in bépp mbir maanaam wala boog fata jàllaali mu feeñu ma maanaam mu manifester ci man kullu shay'in bépp mbir maanaam moment boobu nag bi loolu xewee lépp dafa feeñ ci man fa araftu ma daal di xam lépp maanaam lépp xam-xam lépp ma xam ko ci moment boobu. voilà xam nga xadis bi boo ko xoolee kon da ngay gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii dafa xabaare ne borom bi subhaanahu wa ta'ala gis na boromam moom ci jëmm gis na ko ci benn corps physique. d'ailleurs am na ci beneen riwaaya ci xadis bi mooy fii suurati shaabin amrat la wax maanaam xadis bi mi ngi ci ñoom imam al-Bayhaqi ñoom solo nañ ko rahmatullahi alayhi ak ñeneen maanaam ànd ak xadis boobu xadis la boo xamante ne boo ko xoolee ci côté riwaayaat yi maanaam côté dalil yi côté mustalah al xadis la boo xamante ne bu wér la. ndete ki nga xamante ne moom mooy al-Hafiz Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Ghumari rahimahullah mu nekk maanaam mooy ci Ghumari yu ne la kenn ci ñoom la seen rakk yi en fait ci ñu ndawee ñi ci ñoom dafa bind benn téere boo xamante ne da ko bind ci xadis boobu maanaam mais moom li mu doon wax boo xoolee ci xadis bi ni mu doon waxee maanaam mooy d'accord na ne xadis bi boo xoolee ci côté mustalah xadis maanaam xam-xamu xadis yi xadis boobu wér na mais sauf que moom dafa jàpp ne xadis bi shaaz la maanaam moom loolu la jàpp maanaam mooy xadis bi may wax nii bi may wax ne yéen moom da ko feeñoo ci jëmm maanaam mu nekk un jeune homme maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam en tant que jeune homme maanaam même xadis bii la en fait riwaaye ñoo wuti rek voilà ah nga xamante ne dafa yor forme maanaam benn maanaam waajoo xam ne maanaam petit jeune homme boo xamante ne dafa maanaam maanaam dafa imberbe maanaam mooy ne tellement que maanaam jeune xale la ne borom bi daf koo feeñoo noonu mais ci riwaaya bi daf ni fii ahsana suura ci jëmm gi gën a rafet maanaam kon boo boolee da ngay gis ne maanaam kon ku xale lu góor bu rafet la ko feeñoo nga gis ne kon saxal na loolu saxal na ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa am ténk ba pare dafa am ay cati baaraam mais bu ñu xoolee lii lan suñu xoolee lii dinañ gis ne liñ doon wax maanaam ci alamul xayal rek la mën a nekke maanaam mooy ci monde imaginal mooy monde bi nga xam ne ay fiction ñoo fay nekk ànd ak noonu yooyu yëpp nag ànd ak loolu yëpp comme ni ñu ko gisee ci détails yi ñu détaillé ci alam boobu ci di leeral ci wàllu boobu dinañu ko xam ne kon ndekete tekkiwul ne borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam dafa am jëmm parce que loolu xaasha kalla wa xaasha maanaam borom bi subhaanahu wa taala ëppante na ak di am jëmm di am corps physique loolu mënul nekk ci borom bi voilà comme niñ ko gise woon gisaat ko te wax nañ li tax mënta ne mooy ne lan lu tax yàlla mënu am jëmm physique corps physique ah espace ak temps day la mënul tam ci espace voilà kon day am lu ko composé waaw yow li nga wax ni tam beneen raison la dëgg la maanaam ñaari raison yooyu la maanaam mooy bu yàlla mënoon a am bu doon dee dafay am jëmm corps physique kon day am lu ko composé te bu amee lu ko composé moom mooy ne avant loolu di composé di existe di mën a dajaloo moom existé gul woon te yàlla existence am amul fu mu tàmbalee te doo am fu mu yàq kon loolu mooy tegtale moom mënul am nekk koo xam ne day am corps physique beneen bi ci des moom mooy physique corps physique bu nekk mënul bañ a nekk ci benn espace loolu mënta ne maanaam mënuñu imaginer benn corps physique bu occupé wul benn volume ci espace bi préalablement te loolu noonu espace boobu moo ko war a jiitu ci existence bi sinon du mën a nekk voilà kon loolu moom mooy yooyu moo koy wane léegi nag kon xam nañ ni borom subhanahu wa ta'ala ba pare comme moom li mu wax laysa kamislihi shay'un yàlla melut comme dara maanaam li mu di teg mooy nekk moom melut comme yeneen nekk yi
kon ce qui veut dire que ni amul du physique parce que yeneen nekk yépp dañoo am corps mais yàlla moom amul loolu. ginnaaw ba xam nañ loolu kon le fait que borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñu ko loolu mënul nekk maanaam moo tax ñu mën di gis ñu kuy gis borom bi subhaanahu wa ta'ala ci gént comme imam Ahmad ibn Hanbal li mu wax rahimahullah nga xam ne leen damaa gis yàlla ci gént 99 fois gis naa ko yàlla ma ni centième fois bi mu ko gisee te dinaa ko laaj lan mooy li nga xamante ne moom mooy lii tax nga gën a maanaam jege borom bi subhaanahu wa ta'ala lam nga gën koo jege nee na mu ko gisee centième fois bi ma laaj ko mu ne ma mooy ngay jàng alxuraan sama kàddu yi maanaam ngay jàng alxuraan nga sàmmonteeg alxuraan waaw léegi kon li nga xamante ne kon borom bi kon ci xadis qudsi bi wala boog ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa gisante dafa gis borom bi subhaanahu wa ta'ala ci xaal bi maanaam kon borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko feeñoo ci anam googu noonu loolu moom moo tax aalamul xayaal mu nekk aalam boo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ci boppam daf fay mën a feeñee voilà daf fay mën a feeñee mais loolu mënul nekk lu dul ci aalamul xayaal c'est que kon loolu mooy lan mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa manifesté wu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam googu ci jëmm jooju noonu mais tekkiwul ne yent borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ci jëmmam maanaam benn booy la maanaam benn jeune homme la loolu tekkiwul loolu voilà mais da koo feeñoo noonu voilà loolu moom moo tax am na différence bu mag a mag entre borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa feeñoo nangam ak borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa incarné wu ci nangam maanaam loolu mooy lan mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala jëlul jëmmu fixe booy bi ba pare daal dem dugg ci biiram incarné wu ci kooku maanaam jeune homme ba pare incarné wu ci kooku loolu borom bi deful loolu mais borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo feeñoo ci jëmmi kooka maanaam mooy dafa manifesté wu ci jëmmi kooka voilà maanaam ci ay turam ak ay melom la dajal la manifesté woo ci kooku loolu moom moo indi bi ko borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam jëlee tinqam teg ko ci diggante ñaari mbaggam bi ba mu yëg seddaay boobu noonu maanaam lépp xam-xam yëpp daal di ñëw ci moom mu yent bi sallallahu alayhi wasallam xam ko ci benn moment boobu ci benn instant boobu mu xam lépp en même temps voilà mais loolu ci alamul xayal la mën a nekk maanaam mëntu nekk ci munu nekk ci lu nekk maanaam du chaque voilà voilà comme ni ñu ko xamee maanaam kon alamul xayal adduna la boo xamante ne mooy adduna bi nga xamante ne lépp mën na caa ne maanaam lépp lu ñu mënul imaginer rek réalité am maanaam dafa mën a possible ci alamul xayal parce que comme ni ñu koy waxee fiction la xayal mooy fiction bu ma toogee di imaginer dara loolu mooy xayal maanaam loo xamante ne mënta ne ci dans la réalité loolu moom yooyu ñooy xew ci àdduna boobu mais que àdduna boobu tamit beneen àdduna la boo xamante ne àdduna bu lan la bu réel la waa no mu ne léegi borom subhaanahu wa ta'ala xabaara nañu moom tamit taala aji kawe ji ne moom borom bi kat fi sama mi ngi ci asamaan si wal ardi ak suuf si comme ni mu ko wax sourate Zukhruf aya 74 mu ne wax woote moom alladhi mooy ki nga xam ne moom yàlla fi sama yi moom ci asamaan ilaahun muy buur mi ngi ci asamaan si nekk fa buur wa fil ardi ci suuf si ilaahun nekk fa buur wax woote moom yàlla alxakim mooy ki nga xam ne moom mooy xereñ te xereñee atte al alim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki xam lépp moom mooy ki daj xam-xam kon fii dañ ciy xamee tamit ne borom subhaanahu wa ta'ala maanaam kon moom mooy buur bi nekk ci asamaan yi nekk buur bu nekk ci suuf si kon mooy yàlla mais boo xoolee fii dafa ni moom en tant que ilah maanaam en tant que divinité manifesté na divinité am ci asamaan si ak ci suuf si mais tekkiwul ne ci jëmmam mi ngi ci asamaan si wala ci suuf si déedéet en tant que divinité la manifesté ci asamaan si ak suuf si moo tax ñëpp xam nañ ni yàlla mooy ki ñu war a jaamu même ñi nga xam ne dañuy jaamu leneen sax xam nañ ne yàlla dañ ko war a jaamu même bu dee ñoom dañuy jaamu leneen dañoo jàpp ne loola da leen day tax ñu gën a jege yàlla mais wala boog dañuy jàpp ne am na benn yàlla bu mag bi mais terewut ñu war a mën a jaamu leneen
maanaam yooyu yëpp et puis yàlla moom moo manifesté wu ci divinité yooyu maanaam amul dara lu ñu mën a jaamu maanaam kenn buy jaamu dara du ko jaamu parce que dafa maanaam jaamuwu ko ngir jëmmi boppam mais daf koy jaamu ndax ne dafa jàpp ne yàlla la maanaam divinité la alors que en réalité du divinité kon loolu li muy tekk mooy yàlla moo ko feeñoo à travers mbir moomu mu di jaamu pour mu jaamu ko luy preuve bi mooy ne am na yeneeni moroomam yu fi nekk te jaamuwuñ ko maanaam mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa jël ab bantam yatt ko teg ko wala ab tabax teg ko di ko jaamu kooku noonu jaamu gi muy jaamu bant boobu noonu ak wala loolu nga xam ne da koo yett ba taxaw di ko jaamu preuve bi wane ni moom jaamuwul loolu ci jëmmi boppam mais yàllaa ko feeñoo ci maanaam dafa juum ci ni mu concevoir mais que loolu moom moo tax muy am bàkkaar maanaam dafa juum ci ni mu concevoir mbir mi mais que ndax dafa askanale yàlla ci loo xamante ne yàlla mu ne ko fu ko tënk ci loola mais le fait que muy jaamu loola mooy wane ne yàlla moo manifeste divinité am ci loolu maanaam moo feeñal le fait que ñu war koo jaamu mu feeñal ko ci loolu ce qui veut dire que moom mi ngi jaamu yàlla sans mu xam ne mi ngi jaamu yàlla loolu moom moo tax nag mu ci am bàkkaar te loolu tamit moo ko indil punition bokkaale boobu bu grave boobu mais que effectivement moom mi ngi jaamu yàlla mais jubluwu ko ci woon mais yàlla moo ko feeñoo à travers loolu nag lii preuve bi mooy ne am na yeneeni bant yu nekk fii te jaamuwu leen parfois sax da ngay gis da koy jaral mu déplacer wu ay kilomètres pour dem lan pour dem rek dem jaamu ji maanaam benn ne parce que seen tuuru maam yi fële la ne wala seen nangam yi foofu la ne mu jaral ko déplacer wu ay kilomètres parce que bu doon soow mi kese la ak leget bi ñuy teg ci wet gi ak béjjén yi ñu di dégg bu dee loolu rek la mën na koo am fi mu nekk mais li tax muy déplacer wu fële mooy ne manifestation maanaam moom foofu la gis divinité maanaam li ñu war a jaam moom foofu la ko gis te loolu moom mooy ne borom bi moo ko ci feeñoo ànd ak ne divinité wu yàlla maanaam mëneefu ko tënk ci dara maanaam loolu yëpp da ngay gis ne maanaam voilà loolu kon maanaam borom subhaanahu wa ta'aala xabaare nañu ne kon mi ngi ci moom mooy yàlla bi nga xam ne moo nekk ci asamaan yi nekk ci suuf si tamit ànd ak ne lii nag lan moo tax mu mat a souligner li tax mu mat a souligner mooy ne yàlla ci boppam dafa amul jëmm dafa amul corps physique ba pare dafa amul espace amul temps tamit yàlla amul espace bu mu nekk amul temps bu mu nekk te malgré ne amul espace bu mu nekk amul temps bu mu nekk moom nee na moom mu ngi ci asamaan si ak suuf si ak d'ailleurs am na feneen ci beneen si beneen sax bu mu naan wa huwa Allahu boobu moom Allah la utiliser wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibuna moom mooy yàlla ci asamaan yi ak suuf si loolu tax al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ci aaya boobu dafa ne ñi nga xamante ne ñoo borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim ci ne moom yàlla moom mooy yàlla ci asamaan yi ak ci suuf si maanaam sikk nekku ci ne dindi nañ ci bépp wax boo xamante ne maanaam loolu la dam moom mooy li Jahmiyya yi di wax loolu borom xam yëpp d'accord nañ ci ne tekkiwul loolu Jahmiyya yi lu ñuy wax Jahmiyya yi dañuy wax ne yàlla moom mi ngi fépp maanaam yàlla nekk la goo xam ne mi ngi fépp alors que boobu wax moom wérul boobu wax amut mooy li ñu doon wax keroog am na bu ma ko doon waxal yaakaar naa yéen la woon ne li gën a yéeme mooy ni ñun da ngay di gis ñoo xamante ne dañ leen di jàppee comme boroomi xam-xam yu mag parfois sax ñu bëgg ñu teg ci titre boroom xam-xam bu mag la mu di wax ci télé bi wala ci rajo bi wala mu nekk ci gàmmu yi wala ci xew-xewu diine yi di wax ne yàlla mi ngi fépp alors que wax jooju dafa dangereux dafa garaaw looloo tax awaam yi léegi la ñoom ñëpp loolu la ñuy wax awaam yi mooy le commun quoi ñi nga xam ne jànguñu ñoom ñëpp loolu léegi loolu la ñuy wax lu tax parce que dañuy gis ñoo xamante ne dañ leen di jàppee comme ay borom xam-xam ay référence ultime ñu di wax ju grave noonu ñu ne yàlla mi ngi fépp subhaana rabbi alors que loolu amul de yàlla amul bërëb amul place nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci bitim amul fu mu ne voilà buñ ne dafa nekk dans le néant maanaam bu doon tubaab buñ ne il est dans le néant loolu tamit amul
parce que le néant tamit existence la boo xamante ne créature la bu yàlla créé bu tudd le néant yàlla amul loolu en fait yàlla dafa amul espace ak temps moom moo créé espace bi ak temps bi du dépendre ci espace bi ak temps bi du nekk ci espace bi ak temps bi parce que espace bi ak temps bi boo ci nekkee dañ lay régir espace bi ak temps bi soo ci nekkee dañ lay régir te loolu ku ne xam na ko ci ñun képp koo xamante ne d'ailleurs preuve bi wane ni ñun foog maanaam maanaam dañu néew doole preuve bi gën a mag bi koy wane ne ñun dañoo ñàkk kàttan mooy le fait que ñu nekk ci biir espace bi ak temps bi loolu mooy preuve bi gën a mag bi wane ni ñun dañoo impuissant faible loolu mooy preuve bi koy gën a wane ndax lépp loo xamante ne daf la cerner daf lay daal di dominer lu la cerner rek da lay dominer voilà. Serigne Moustapha. waaw. dama bëggoon nga éclaircir ma tuuti ci li nga wax yàlla comme li ñuy wax ne yàlla il est partout voilà le mot il est partout. waaw non loolu moom mooy li nga xam ne unanimité la maanaam yaakaar naa parce que yii nii wax yii nii leeral nañ ko yaakaar naa ci jotaay yii di weesu mais du tere comme que question bi soulevé wu waat na du tere ñu revenir à parce que effectivement man xamoon naa ne su ma ko waxee dina heurter conscience yu bari loolu xamoon naa ko loolu moom moo tax mu insister ci et que à chaque fois su ma amee occasion bi ma insister ci waat parce que lan moo tax parce que dafa important dafa nekk un point important ci pas-pasu nit parce que nit pas-pasam su baaxee à partir de moment boobu lépp mën na baax mais su fekkente ne dafa considérer yàlla noo xamante ne dafa garaw loolu moo tax li muy wax ne yéeféer yi loolu la leen di punir mooy daf ne zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum fa ardaakum wa asbahtum minal khasirin nee na yéeféer yi boo gisee ma teg leen mbugal bu metti bi mooy njort gu ñaaw diñu amoon ci borom bi dégg nga loolu nag moom moo leen yóbbu ci alkane ak toroxtaange yàlla nañ ci yàlla musal mu ne moo tax ñoom ñu daal di bokk nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu perte ni wax jooju loolu moom moo tax wax jooju nag en fait dafa faux lu tax mu faux moom mooy li ñu doon wax sànq parce que boo nee xam nga mi ngi fépp loolu li mu di tekki mooy dafa occuper espace bi yépp loolu lay tekki maanaam mooy partout où il y a un espace un espace partout kon où il y a donc on reprend partout où il y a un espace yàlla mi ngi foofu loolu lay tekki et que donc dafa am benn existence boo xamante ne existence physique buy waral ne par exemple fii ma nekk nii man fii ma ne benn partie wu yàlla mi ngi fi yow foofu nga ne beneen partie wu yàlla mi ngi fa et que bu ñu demee feneen beneen partie wu yàlla mi ngi fa et ainsi de suite de ce fait mu englober espace bi yëpp c'est ce que c'est loolu lay tekki en fait te loolu noonu pour mu mun ne il faut que ñu mën concevoir que yàlla mu am corps physique beneen bi ci des. mais esprit moo couvrir espace bi non loolu nag mooy problème bi loolu moom mooy problème bi maanaam bu ñu nee xam nga yow esprit le mot esprit bi nga utiliser loolu moom moo adéquatul par rapport ak fii nii ñu ak li ñuy wax ci borom bi on parle de l'essence esprit ñuy wax esprit par rapport à l'être humain quoi. waaw mooy ruux non esprit wu doomu aadama ruux la tudd. waaw moom bu ñu bëggee wax ci dans le cadre de la disons pour explication yàlla. waaw du divin ouais. waaw le divin. ouais. mënuñu utiliser beneen mot. essence. waaw l'essence. on parle de l'essence. de l'essence du bon Dieu donc on peut dire que l'essence du bon Dieu. non voilà exactement xam nga lan moo tax parce que essence bi pour mu exister essence bi essence bi dafa précéder espace bi wala dafa ànd ak espace bi wala dafa ñëw après espace bi
ban la il est avant daf ko précéder ok léegi non au moment où dafa précéder espace bi moom mooy kon moom avant muy di nekk ci avant espace bi di créer wu moom fan la nekkoon. bah il est déjà là. Il est déjà là mais il est déjà là mais où? Pas dans un espace. Oui, non. Voilà d'accord léegi ce qui veut dire que alors que dafa am benn règle bu importante mooy yàlla bon mooy toutes les perfections moom yàlla daf ko am et que toute forme d'imperfection moom yàlla daf ci dañ loolu tam beneen règle la boo xamante ne tout le monde est d'accord là-dessus on est d'accord léegi ñu jëlaat kon ñu jël points yi benn par benn am nañ petit a mooy lan que ni yàlla il a précédé l'espace et le temps voilà parce que le temps bi du dara lu dul espace bi moo ko créé parce que s'il y avait pas l'espace su dul woon ne dafa am par exemple benn planète bu di tourner di dox wala beneen et cetera maanaam ay événements di xew ci environnement bi ñu koy gis muy di feeñ et cetera kon temps bi duñ mën a wax temps bi donc temps bi c'est pour exprimer le fait que benn événement yi ci univers bi wala ci espace bi di xew donc en fait donc le temps même en tant que tel c'est une forme de lan lañ ko tuddee c'est quelque chose d'imaginaire en fait boo xamante ne dafa pratiquer wu dans le réel loolu mooy yàlla kàttanam mooy lan mooy day jël loo xamante ne normalement c'est imaginaire mu def ko ci xelu nit ñi ba mu mel comme si étant quelque chose de réel mais sinon espace bi moo fi nekk et que espace bi moo créé temps bi léegi kon yàlla ñu jëlaat petit a mooy yàlla dafa précéder son naissance précède l'espace et le temps deuxième mooy la yàlla dafa dajale mboolem perfection yi dajale ba pare denc mboolem imperfection yi maintenant le fait d'être dans le temps ou dans l'espace c'est une forme d'imperfection. Pourquoi c'est une forme d'imperfection? Parce que képp bépp mbir bu nekk ci temps bi wala mu nekk ci espace bi c'est quelque chose qui est voué en tout cas à la disparition. Alors que l'essence divine est pérenne et permanente. Voilà, a toujours été et ne cessera jamais d'exister. Loolu tamit d'accord nañ ci. Voilà. Et que le fait que mu petit a boobu lu ñu jàppoon comme petit a le fait que mu exister loolu dafa ñuy indiquer une autre réalité mooy la mooy ne le fait que ni soxlawul espace ak temps pour exister et que c'est un paramètre boo xamante ne du changer maanaam dafa c'est une constante loolu la ñu wax une constante mooy quelque chose boo xamante ne quel que soit li exister du ko changer d'accord nañ donc à partir de ce moment kon dinañu xam ne comme du ko changer mooy du changer aussi maanaam les caractéristiques même de l'essence. Au moment où du ñu changer les caractéristiques de l'essence c'est-à-dire que c'est une permanence c'est une constante loolu lan lay tekki loolu li mu di tekki mooy lan mooy léegi mën nañoo jël conclusion mooy lan mooy espace bi ak temps bi changer wuñ caractéristique de l'essence c'est-à-dire qui est préalable à l'espace et au temps et à partir de ce moment-là du espace bi temps bi bu ñu créé woo duñ tax moom essence bi daal di changer ñëw dugg ci espace bi temps bi. Parce que c'est lui qui a créé l'espace. Voilà. Et là, on fait pas partie. Voilà. Exactement. On peut pas créer quelque chose et que loolu contenir. Voilà. Exactement. mi ngi mel ni voilà mi ngi mel ni tey bu ma toogee dessiner wallahi masallu ala bu ma toogee tey dessiner benn carte boobu mënuma contenir man maa ko dessiner
mënu ma ko dessiner bari na ci biir voilà voilà donc c'est ça et que loolu en fait kii primordial la maanaam dafa essentiel parce que loolu moom moo tax yàlla en tant que essence dafa absolu et ba pare non seulement dafa absolu maanaam mooy amul fu mu yam amul fu mu commencer amul ci lu mu dugg amul mais aussi am na yeneen mbir yu ci aju maanaam même en tant que essence dafa nekk loo xamante ne dafa inaccessible imperceptible méconnu de manière absolue maanaam bu ñu jëlaatee exemple dessin bi ma wax sànq mooy tey bu ma dessiner benn jeune homme bu ma toogee jël sama feuille ak sama crayon dessiner benn jeune homme loolu noonu ma dessiner munul am perception ci sama bopp maanaam munu maa xam voilà. ordinateur bi exécuté programme. ah. ordinateur bi nga xam ne dafa intelligent boo ko mu def mënu la xam. voilà munu maa xam man te man pourtant maa ko exécuté loo ordinateur bi sama téléphone portable bi xam nga yi muy def yëpp maa koy wax defal nangam mais xam na ñëpp ba mu des man maanaam xam na li aju ci àdduna moom mais man xamuma voilà donc en gros kon voilà donc c'est un point la. essence bi rek laa waaw voilà alhamdulilah voilà donc loolu moo tax au moment où donc pour revenir voilà au moment où kon yàlla am na nag lu xew maanaam kon affaire boobu buñ ko jàppee dañ ko war a comprendre mais mu am lu xew mooy ne melo yàlla yi ak ay turam seen effet dafay appliquer wu partout là par contre loolu dëgg loolu mooy dëgg mooy lan mooy ne yàlla xam-xamam amul ci lu mu amul accès moom am na accès partout et sur toute chose yàlla namm-nammam c'est-à-dire sa volonté lan qudra sa puissance sa force sa puissance wala gis-gisam asama mooy asama mooy dégg-déggam mooy son ouïe wala gis-gisam mooy sa vue et cetera yooyu muy di ay attributs dañu am accès ci lu ne et il s'applique partout maanaam lépp lu nuy gis rek loo xamante ne lu visible la yàlla gis-gisam appliqué wu na ci loolu mi ngi ci loolu lépp loo xam ne lu ñuy dégg la yàlla dégg-déggam ak appliqué wu na ci loolu lépp loo xamante ne lu existé la namm yàlla mi ngi ci loolu dundam nag moom yàlla dundam amul attachement ci dara sa vie ne s'applique ne s'attache à rien mais moom mooy origine existence et la vie de toute chose voilà donc paramètre yooyu ay paramètres la yu xam ne yu essentiel la yu primordial la yu importante la. c'est istawa nan koy firé kon. waaw loolu xam nga fekkewu ko waaw ñun pourtant am na jotaay boo xam ne ci loolu rek lañ wax ci istawa rek nag mooy il y a trois séances ci Kunûz. istawa ala al-arsh en fait xam nga arash mooy li mooy li dominer univers bi c'est-à-dire que l'univers
li ko wala existence cosmos wala existence bi création bi yàlla borom subhaanahu wa ta'aala dafa jël trône mu teg ko ci kaw mu muur ko comme ni asamaan si enveloppé suuf si xam mu enveloppé suuf si subhaanallah bi moo tax suuf si benn point la bu ndaw ci lan ci asamaan si maanaam benn point la bu ndaw ci univers bi asamaan bu njëkk bi suuf si benn point bu ndaw la ci c'est-à-dire que mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu baax ni ñu bon ñi xëccoo yi xiiroo yi ŋaayoo yi rayante geek lépp ci point bu ndaw boobu la ne en fait boo ko xoolee ci espace bi bu ñu defoon photographie yu espace bi point boobu du visible moo suuf si ñu ngi di dégg yi gaa yi coow yu bari yeeg dem géeg dikk yépp foofu la am point bu ndaw boobu la am voilà moo tax c'est important parce que àdduna la vie dund fii la possible fii moo tax yàlla fonk ko ànd ak loolu yépp suuf si yàlla da ko fonk moom mu nekk création ci par rapport ak asamaan existence yi mu nekk création bi mu gën a fonk ci la def yenent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo gën ci mbindeef yi foofu lañ nekk nit ñi gën ci nit ñi ci biir suuf si lañ nekk seen yaram ci biir suuf si lañ nekk yowmal xiyaamati sax bu koy taxawal suuf si lay moom lay taxawal parce que suuf si lay yëngalaat rek gaa yi génn ku nekk sa bàmmeel nga génn mu nekk ci mu tàllalaat ko du mu dat suuf si lay tàllalaat gaa yi commencé ku nekk ñu dajale leen fang leen aywa dem leen et que bu boobaa tout le monde dañuy daje mu tëral àtte bi teg li muy teg gaa yi dem àjjana wala sawar yooyu yëpp ci suuf si la koy amal minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa ci suuf sii lañ leen binde ci suuf sii lañ leen di dugalaat ngeen delluwaat ci biir te suuf sii ci lañ leen di génneewaatee beneen yoon maanaam li lépp di xew nag pour nga gis maanaam yàlla kàttanam kenn xamul nu mu toll maanaam ànd ak loolu yépp lépp ci benn point bu ndaw a ndaw lay am boo xamante ne buñ ko photographier woon ci suñu voie lactée bi je ne parle même pas de l'univers mais de la voie lactée mooy notre galaxie suñu galaxie bi ñu ne suuf si mën na nekk point boo xamante ne duñ ko gis ah moo tax aussi ñu war a comprendre suñu insignifiance mais aussi suñu impuissance suñu maanaam ñu xam ne darul dara en fait voilà maanaam xëccoo bi jaru ko ak xiiroo gi ngaayoo gi jaru ko parce que ba pare aussi fii rek lañ am si fii rek lañ am comme li Obama waxoon keroog wax na dëgg amul plan B fii la ñuy dund amuñu plan B kon nañ fexe ba toppatoo ko oui donc suuf soosu borom subhaanahu wa ta'ala daf la maanaam boo xoolee kon boo ko sànnee ci biir asamaan si benn bu njëkk bi asamaan boobu da koy muur de telle sorte que comme niñ ko waxee léegi buñ ko photographier duñ ko gis voilà c'est comme si yonent bi sallallahu alayhi wasallam exemple bi mu ci joxe mooy bu ma jëloon jaaro bi ma sànni ko ci désert bi ñëw ne leen gaa yi kat sama jaaro ba day ma nga ca Sahara ba désert bi mais doo leen ma jàppale ñu seeti ji ko maanaam utopie lay doon maanaam ne waa ji dafay commencer dof wala xel mi dafa commencer tàgg la koog moom parce que lan moo tax parce que dafa utopique ce n'est pas raisonnable ngay di ñëw di seet jaaro bu tuutee nii ci désertu Sahara bi noonu la asamaan suuf si noonu la mel ci lan
ci asamaan su njëkk si asamaan bu njëkk bi ak suuf si soo leen boolee noonu lañ mel ci ñaareelu asamaan bi ainsi de suite maanaam kon borom bi subhaanahu maanaam physiquement asamaan si dafa am jëmm bu ñu demee ba ci kaw bu ma ko xoolee damay gis ni borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ni mu dominer suuf si ni mu ñu mettre dans des conditions yoo xamante ne daf ñoo restreindre et que dañu contraindre ci ñuy daw selon sa volonté et sa volition ah oui sa décision moom mooy dox ci ñun donc ñun bu ñu gisee jëm suuf si nii loolu dafa leer ci asamaan si noonu la ñu xamee ne noonu la mel ci asamaan si noonu la mel ñaareel ñetteel ñeenteel juróom-benn juróom-ñaareel juróom-ñaari asamaan yëpp maanaam fekk asamaan bu nekk boo ko booleeg suuf si ak yeneen yi ci des soo ko tegee ci asamaan bi ko féete kaw noonu ni muy réeree foofu day mel comme jaaro bi ñu sànni ci Sahara bi ba ci juróom-ñaareelu asamaan kursi yu boo moom après kursi yu la mooy le piédestal boo jëlee ma kursi yu ci làkk mooy chaise mais le piédestal soo jëlee juróom-ñaari asamaan ak suuf yi nga sànni ko ci kursi yu bi noonu lay mel ainsi de suite nga jël kursi yu ak asamaan ak suuf nga sànni ko ci arash noonu lay mel arash nag ci la tëje mbindi fi kon istawa ala al-arsh li muy tekki mooy la mooy moo yor moo dominer arsh tey bu ma ne Mohammed VI moo toog ci trône Maroc lan lay tekki mooy buur bi lay tekki mooy buur bi mooy def di dindi moom moo koy gérer moo koy administrer loolu lay tekki nu ñu mel ni tey walla bu ñu nee tey seen diw de moo toog ci jal bi dañ koy wax est-ce que dafa tekki dafa am benn jal bu ñu teg nii mu toog ci rek après toog noonu tekkiwul loolu ah parce que loolu amul sens moo tax moom mooy yàlla bi nga xamante ne ci turam boobu ñuy wax ar-Rahman ci la yemoowee ci arasham maanaam ci la yili fi arash moo tax waykatu arab bi ne istawa bishrun ala al-iraqi min ghayri sayfin wa damin mihraqi Bishr day dégg nga yemoo na ci kaw arashu Irak ci kaw Irak maanaam mooy lan dominer mooy ki yilif na Irak sans mu tuur deret sans jaasi am ak deret du tuur voilà kon istiwa boobu loolu la maanaam mooy ne dafa jël maanaam moo tax soit dañ koy firi par dominer prendre possession ou s'installer voilà wala yu mel noonu waaw am na beneen firi bu ma ci gis naa yi ne bu juba jub sax mais fàtte naa ko mais bu ma ci gis la xaw ma fan laa ko gisatee mais firi bu juba jub boobu moom gisuma bu ko gën a jub même yii boo gën a jub yi ñi den yi ñu fi wax yi yëpp en français quoi ci firi bu juba jub sax xaw ma lu tax ma fàtte ko waaw mais si voilà donc loolu la mais tekkiwul ne moom dafa am physique bu toog ci kaw arash non loolu tekkiwul loolu te mboolem ay yii ñuy wax yii ñu fi tudd yépp nga xam te ne dafa wax ne yàlla moom mooy yàlla mi ci asamaan yi mi ci suuf si xam na seen mbóot ah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ak li ngeen di biral wa ya'lamu ma taksibun te xam ne li ngeen di fàggu loolu la mi di tekki mooy foo leen mënti nekk ci asamaan yi suuf si xam leen ni yàlla mi ngi jàkkaarloo yéen xam na li ngeen def xam na seen biir ak seen biti voilà et que moom moo dominer univers bi donc loolu moom la donc ak ay yii ñu jot a wax yëpp ak xadiis yi yëpp
maanaam surtout aay yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy yàlla bi ci asamaan yi bi ci suuf si et cetera ak yooyu day wane ne yàlla amul espace parce que mënoo ne mi ngi ci kaw arash en même temps toog après nga wax ne mi ngi ci asamaan yi mi ngi ci suuf si après nga wax ne dafay wàcc comme par exemple comme ba ci asamaan su njëkk si comme jour Korité wala jour Arafat mi ngi wàcc ba ci asamaan su njëkk si wala nga wax ne dafa maanaam xadis yooyu di wax naan guddi gu ceeru guddi gi day wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi et cetera maanaam yooyu yëpp soo ko boolee da ngay xam ne amul niveau amul fu mu ne. ak tamit le fait que mu wax na ne yent bi ne sallallahu alayhi wasallam booy julli na nga xam ne yàlla mi ngi ci sa kanam et cetera maanaam boo boolee yëpp ak mu ne tamit boo dee sujjóot moment boobu nga gën a jege yàlla gis nga loolu moo lay wan ni toutes ces choses là duñu physique parce que suñu doon physique dañuy contradictoire tout simplement mooy wane ne yàlla yi muy wax yooyu yi ñuy wax yëpp ci alxuraan ci xadiis yi yëpp mooy dinañ mooy ne kiwul waxoon nañ sax d'ailleurs ci jour boobu ba wax xadiis boobu nga xamante ne moom la ñi di mooy di wahhabite yi moom la ñuy faral di moom la ñuy jël def ko hymne def ko porte-étendard di ko cëppee di kontaan ci lool bu ñuy tudd xadiis boobu ngir wane ne ñoom dañ jàpp ne yàlla moom mi ngi ci kaw ba tax bu ñuy wax ne sax ñoom dafa bokk ci seeni mbir mooy ne lan mooy bu ñu nee yàlla dañ naan mi ngi ci kaw et que loolu la ñuy faral di jàngal nit ñi tamit te loolu la ñuy wax te loolu dafa graw parce que le fait que nga ne mi ngi ci kaw mooy da nga koo tënk ci espace boobu da nga ko tënk ci benn espace te loolu tamit beneen gravité la te ndax lan ndax xadis boobu ñuy jëfandikoo mooy ban bi nekk ci Sahih Imam Muslim rahimahullah mooy ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn jaam bu ñëwoon ci moom mu bëgg ko tester ba xam waa ji gëm ba xam jaam boobu gëm na yàlla wala déet fekk jaam bi boobu dafa doon jàmbat yent bi ne ki ko moom da ko doon à peu près maltraité daal yent bi nag sallallahu alayhi wasallam laaj ko maanaam mu ne ko ci xadis bi ni mu waxee texte bi ayna Allah fu ana yàlla mu ne ko fi sama ci asamaan si mu ne atiqha fa innaha mu'mina mu woo ki ko moomoon ne ko goreel ko parce que kii ku gëm yàlla la parce que fekk boobu jaam bi dafa doon sàmm ay xar ay gàtt daal ay xar ak i bëy am benn nag bu ci till wi lekk till wi moo till mooy lu bi lekk ko benn boromam jàpp ko duma yu méttee métti mu doon nag ñëw nag di jàmbat loolu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam voilà moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko laajee dañu ko ana yàlla fu yàlla ne nee na mu ne ko ana yàlla mu ne ko mi ngi ci kaw mu daan ne kon goreel ko kii lan la ku gëm la loolu gisoon nañ ne xadis boobu riwaaya bil maanaa la maanaam riwaaya bi du riwaaya bil lafz maanaam ki ko solo maanaam ruwaat yi ñi ko di solo dañ koo solo ci maanaa mais pas ci kàddu et que dañu wax rek li nga xamante ne moom la ñu gis ci riwaaya bi mooy ne xadis bi dafa ñëw ci ay téere yu bari ñëw na ci Muwatta imam Malik rahimahullah solo na moom xadis bi mais bi mu laajee dafa ni yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ko atashhadina an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah qalat na'am est-ce que seede nga ne amul benn buur burul yàlla ko man yenent laa mu ne ko waaw ahankay mu doog a wax ne waa ji kon goreel ko kii gëm na yàlla am na ci beneen riwaaya boo xamante ne mooy nekk ci ibnu Xuzayma rahimahullah d'ailleurs ak imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne d'ailleurs noonu lañ ko intitulé mooy ne lan mooy axras shahadatul axras maanaam ne dañuy seede ne ki lu maanaam ki muuma maanaam mu lu moom day mën di seede ne yàlla maanaam dañ koy mën di seede loo su joxoñee rek dañuy mën a xam ne kii seede na ne yàlla maanaam seede na baatu seede maanaam wax na baatu seede mooy ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam
ci xadis ñoom seen riwaaya dañ ne xadis bi même xadis bi la ñu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jaam bi nii loxo mi nii ba pare ni ko nii maanaam mooy est-ce que gëm nga yàlla maanaam loo gëm mu ne ko nii maanaam mooy ne yàlla maanaam lii moom mooy yàlla kenn la gëm naa ne yàlla kenn la léegi bi mu kon maanaam da ko liyaar moo tax ci riwaayu yooyu ci la gën a leere xadis bi boo xoolee riwaayu yi mu ñëw yëpp maanaam dañuy wuute ci nit ñuy nettalee kii def naan ko ndax da nga seede ne amul benn buur bu dul yàlla ka man yenentam la kee ne dafa est-ce que gëm nga ni yàlla kenn la kee wax ne est-ce que ana yàlla kii di des wax maanaam yooyu yëpp mais bii moom moo bi gën a leer mooy daf ko liyaar maanaam moo ni wan ne kon comme que mu kii boobu jaam boobu dafa muumu woon maanaam mënul woon wax le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko nii moom mu ni ko nii maanaam mooy ne daf ko seedeloo rek baatul ñenn ñi moo tax niñ ko comprendre rek mooy dañ ko seedeloo baatu shahada yi ñi des jàpp kenn kii di nettali xadis bi ci riwaaya ci Sahih Muslim rahimahullah boobu dafa jàppoon ne li muy di tekki mooy lan mooy da ko laaj ana yàlla alors que bu ñu xoolee ci l'islam ci charia amul kenn kuy di dugg ci l'islam ñu naan ko condition bi mooy ñu laaj la ana yàlla ba nga ne mi ngi ci kaw ñu ne yow léegi jullit nga loolu du woon condition mooy nga noonu la ñu duggee ci l'islam mooy nga wax baatu seede yi donc loolu day wane ne maanaam ñoom xaalis boobu ñuy jàpp di ko cëppee di ci kontaan tout le temps pour di wax ne yàlla moom mi ngi ci kaw loolu taxawut beneen bi ci des mooy ne yent yàlla Isa alayhi salaam borom bi dañ ne inni yaa Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka yàlla yow yent yàlla Muusa man de maa ngi lay yëkkati yent yàlla Isa alayhi salaam ban laa wax waaw yent yàlla Isa alayhi salaam ne yow man yàlla dañu ko man de maa ngi lay lan maa ngi lay maa ngi lay roof ay nelaw yëkkati la ci man laabal la musal la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu wedd ñi maanaam lii le fait que mu yëkkati ko mu ne da ko yëkkati ci kaw ci man nee na dama la yëkkati inni rafi'uka ilayya dama la yëkkati inni mutawaffika dama lay faat maanaam mooy nelaw loola wa rafi'uka ilayya ma yëkkati la ba ci man te moo tax pourtant aaya boobu ñoom dañ koy sukkandikoo pour jàpp ne yàlla mi ngi ci kaw alors que aaya boobu teg mooy di wane ne ñoom effectivement dañ la wax dañ juum yàlla nekkul ci kaw parce que lu tax li di wane loolu mooy lan mooy le fait que mu ne ko dama la yëkkati ñëmi la indi la ci man dama la yëkkati indi la ci man alors que ñu xam ne yent yàlla Muusa alayhi salaam yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam moom ci ñaareelu asamaan bi la ne yent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy di rañaan fa la ko fekk ñaareelu asamaan bi fekk alors que ñoom dañ jàpp alors que ñoom jàpp ñu ne yàlla mi ngi ci ñaareelu asamaan bi ñoom dañ ne yàlla mi ngi ci kaw arash toog au moment où xam nañu ne kon yent yàlla Isa alayhi salaam li ko li yàlla wax noonu tegtalewul ne maanaam que ni kon mi ngi ci kaw loolu preuve la buy wane ne wax jooju kenn du ko dégg dans un sens propre maanaam dans le sens apparent nii plutôt et que xaar baal ma daanaka et que kon yooyu yëpp dañuy mën a comprendre que cette vision des choses cette compréhension des choses exacte juste te bu ñu xoolee le fait que ñu ne fi nga gën a jege yàlla mooy bi ngay sujjóot fi ngay sujjóot mooy fan ci suuf si foofu nga gën a jege yàlla en même temps ki gën a jege yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon rañaan su doon ne physiquement la ñuy wax kon lu tax mu di dem yéeg ba ci kaw et que bu dul woon loolu lan moo tax kon muy di gën a jege ya maanaam muy di muy gën a jege yàlla tam bu sujjóotee su dee mi ngi ci kaw et cetera donc yooyu yëpp ba pare lan moo tax que ni ki di julli ci kanamam la yàlla ne parce que man bu may julli bu fekkee ne dama jàpp ne fii nii laay julli
et que dara warul dox sama diggante ak yàlla moo tax kenn warul jaar sama kanam kon mooy ne yàlla mi ngi nii sama kanam loolu lay tekki mais que man bu may julli mi ngi sama kanam keneen ki maanaam kon tere nañ mu jaar fii bu dee fii mooy xibla bi tere nañ ma kenn jaar fii sama diggante ak saatir bi parce que yàlla mi ngi sama kanam kenn warul dox sama diggante ak moom mais que ki taxawee nee di julli moom tamit maanaam alors que waa ji mën naa jaar nee ci ginnaaw saatir bi bu dee kii di jaar mën na jaar ci ginnaaw li ma samp teg ko sama kanam wala mën na ko et que keneen ki di julli ci ka sama kanam moom teg saatiram kooku du mën a jaara foofu yàlla fii la nekk wala fee et cetera maanaam yooyu yëpp da ngay gis ne ba pare boole ceeb mu ne xajarul aswad pierre noire bi mu ne moom mooy ndey jooru yàlla ci kaw suuf maanaam loolu kon bu fekkoon ne da ngay jël wax ji rek kii dans un sens ni propre maanaam boog apparent très apparent la plus apparente des choses mooy ne da ngay ne yàlla mi ngi toog ci kaw et que bu ma di julli moom mu lay gën di jege kon mi ngi wër mi ngi fii nii et que bu ma maanaam bu may sujjóot foofu nag par contre sax nag laa ko gën a jegewee et que su ma këni dafa toog ci kaw waaye loxo ndeyjooram mi ngi fa mi ngi ci kaaba gi tuutee noonu ba mooy xajarul aswad boobu mooy xeer bu tuuti boobu foofu la mais loolu yanwul maanaam loolu moom moo tax yooyu yëpp ay tajalliyaat la loolu moom moo tax ñu voilà loolu la maanaam ay manifestation la yu yàlla di manifester ay mbirum alors que dans ces manifestations loolu mën na nekk ci place yi mën na nekk ci et cetera maanaam mën na di manifester wu ci place yi ci espace bi ci temps yi et cetera alors que ci essence am moom moo amul lieu essence am moo amul lieu amul temps voilà léegi. waaw man sama laaj fenn la woon mooy yan dalil maanaam dañu am pour mën a dëgëral le fait que par exemple bu ñuy ñaan ñu tàll suñu loxo di ko ci kaw. voilà exactement bu ma dee ñaan damay tàllal sama loxo ci kaw loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne c'est parce que ni kaaba gi nekkee xibla xam nga dañ ni kaaba gi mooy néegu yàlla néeg ñun liñ ci xamoon daal en tout cas de manière apparente mooy place la boo xamante ne fa ngay nekk fa ngay dëkk maanaam fa ngay di fanaan fa ngay di nekk déjà tey bu fekkonte ne dañ jël le sens apparent des choses rek kon dañuy gis ne maanaam dañu mën a concevoir yàlla ñu mën ko contenir ci benn néeg voilà alors que trône mi ngi ci kaw te trône bi moo ëmb univers bi adduna bi yëpp existence bi yëpp loolu tamit beneen affaire la maanaam bu kii léegi li tax ma tudd kaaba gi mooy kaaba gi moom mooy xibla bi maanaam man su may di julli damay jublu xibla bi ne damay jàkkaarloo ak sama borom subhaanahu wa ta'ala voilà dëgg la kon le fait que bu may julli may jàkkaarloog yàlla ma di jàkkaarloog yàlla mais ci direct ci kaaba gi laay jublu et que du ma jublu feneen bu ma tayee jublu feneen sama julli baaxul parce que jàkkaarloowuma ak yàlla alors que bu ma dee tukki wala ma nekk ci circonstances yu difficile yoo xamante ne dañ ma am contrainte mënuma jublu lu dul fenn ci jullit naafila ci di bu dee damay tukki mais bu sinon yeneen circonstances yi fu ma mënti yu difficile yi fu ma mënti jublu la foofu maa ngi jàkkaarloog yàlla foofu mais bu dee temps normal nii rek xibla mooy kaaba gi su ma jubloo feneen fu dul foofu te tey ko aw ma julli kon loolu mooy jëmm yi seen xibla foofu la quant à ñaan yi xibla bu ñaan mooy ci kaw loolu moo tax ñu di tàllal loxo yi ci kaw parce que lu tax parce que foofu la yërmande yàlla ci kaw lay wàcce di ñëw ci suuf ndax lan ndax foofu la ñaan yi di lii di maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy yi di dajaloo di ay xéewalu yàlla di ay foofu la ñuy wàccee
maanaam di ñëw ci kaw suuf moo tax ñu di tàllal loxo yi ci kaw mais tekkiwul ne yàlla dafa nekk ci kaw parce que bu doon loolu rek la kon bu may julli du ma jublu ci kaaba gi. est-ce que loolu day firi comme da nga waxoon sànq que ni si Arash si turam bi Ar-Rahman la yem. voilà la ci yemoo waaw voilà ci kaw la yem d'ailleurs Arash mooy lieu tey bu doon dañ naan mooy lieu wu mooy siège u royaume bi Arash. kursi yu mooy lieu de décision yi Arash mooy siège u royaume bi kursi yu c'est comme tey bu ñu naan dañu mooy primature loolu lañ ko mën a tuddee primature voilà foofu nag yu dabbiru gis nga yu dabbirul amra mina sama foofu mooy tadbir foofu lay jóge ci kursi yu voilà donc mais liñ bëgg a wax daal maanaam léegi nag ñu ginnaaw bi ñu xamee yii yëpp parce que yii yëpp ay préalable loolu moom moo tax ñuy wax ne jotaayu kunuus yi ay jotaay la yoo xam ne maanaam munoo di fekke lii bu la neexee nga tardé lii et cetera parce que soo ko defee après li ñuy di wax du am fil en fait du am fil loolu tax bi ñu koy tàmbali première jotaay bi loolu la njëkk a wax ne bii nag bokkut ak yeneen yi ci des yëpp bokkut ak yeneen yi ci des yëpp parce que boo ci raté rek mën na tax ba doo comprendre maanaam li ci tegu waaw bii moom dafa laaj sérieux boo xam ne bokkut ak yeneen yi parce que ba pare sujet yi ñoo garaaw en fait ci yi ñuy traité ñoo en fait yu garaaw yi lay wax la tax dafa compliqué quoi du lu yomb quoi facile léegi kon bon mais on va toujours essayer pour ñépp di nekk au diapason quoi di nekk dans le bain voilà waaw wala ku bëgg da ngay récupérer fichier yi aussi léegi li ñuy kon bu ñu xoolee dañuy gis ne sens yi ñuy wax yépp mooy ne kon yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ñuy expliquer ne maanaam daf ñuy xamal ne maanaam ci en tant que maanaam ci xayal la application yi yépp amee xayal dans le monde imaginal de la fiction donc dans ce monde borom bi subhaanahu wa ta'ala toutes ces manifestations ci la koy defee mu ne wa axbara xabaare na ta'ala moom borom bi subhaanahu wa ta'ala aji kawe ji ala lisan rasul yi ci laamin ndawal mi sallallahu alayhi wasallam anna woone moom min umaris ci way dëkkee yi la ci as-samawati asamaan wal ard ak suuf si maanaam ne yàlla daa bokk ci ñi dëkkee asamaan si suuf si maanaam parmi les habitants des cieux et de la terre yent bi dani sallallahu alayhi wasallam law an na bu fekkonte ne day as-samawati asamaani as-sab'i di juróom-ñaar wa amiruhunna ak ñi leen dëkke xayri ku dul man maanaam borom bi moom moo ko wax maanaam ci benn xadis kursi borom bi dafa ne bu fekkonte ne ñi dëkkee asamaan ak suuf yépp te bokkuñoo ak man non ñu dëkkee asamaan yépp te bokkuñoo ak man wal aradina ak suuf yépp as-sab'i juróom-ñaar ñoom ñépp fii kifatin ñi ngi ci benn plateau balance wa laa ilaha illa allah am laa ilaha illa allah fii kifatin ñu nekk ci beneen plateau balance maalat dana jéng bi hinna ci ñoom ñépp baatu laa ilaha illa allah maanaam benn baatu laa ilaha illa allah yàlla ne ñi dëkki asamaan yi ak suuf si yépp ñu bokkut ak man bu ñu nekkoon ci benn plateau balance baatu laa ilaha illa allah ñu teg ko ci beneen plateau balance ñi lépp ñu teg ko ci maanaam da ngay gis baatu laa ilaha illa allah day daal di weng dégg nga daal di dominer te baatu laa ilaha illa allah foor na mu ne xadis boobu axrajo solo na ko Abu Ya'la ba pare bi mu ko solo wattaqa dafa wéral rijaalahu maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo góor ñi nekk ci xadis yooyu al-Haythami al-imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah wa Ibn Hibban ak imam Ibn Hibban tam solo na ko wal Hakim al-Hakim
wa saxaahu imam al-Hakim rahmatullahi alayhi solo na ko ba pare wéral ko wal Bayhaqi imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi solo na xadis bi tamit fil asmaa wa sifaat ci téereem boobu wa Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah wa Nasaa'i moom tamit solo na xadis bi sanadin saxiixin ci càllale bu wér xaalahu ko ki wax ko lool nag mooy al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath ci Fath al-Bari wa Sa'id ibn Mansur tam solo na ko an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dégg nga kon jël ko ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne sama borom subhaanahu wa ta'ala nee na voilà bu doon waa asamaan yi ak suuf si yëpp et cetera ba xadis bi jeex. wa axbara xabaare na moom mu yéen annabi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam anhu jële ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ji kaw ji ne na naa naka ñun de law dalay naa bu ñu wàcce woon maanaam bu ñu wàcce woon bi xablin ci buum ilal ardi jëme ko ci suuf as-sabi'ati bay juróom-ñaareel la xabata day dana rot giñ neen dana rot alallahi ci kaw yàlla ok maanaam mooy lan tey ñun mu ne Yonent bi dane sallallahu alayhi wasallam dane bu ñu jëloon ñun buum takk ci baat wàcce ko ba ci juróom-ñaareelu suuf si ci juróom-ñaareelu suuf si fa mu yam buy wadd bu dalee ci yàlla lay dal dégg nga wax te pourtant xam nga loolu dafay daal di lan contradictoire ak lan ak ne mi ngi ci kaw dafay contradictoire ak ne la mi ngi maanaam loolu moom moo tax yooyu wax yëpp dañuy xam ne ay manifestation wu yàlla la pas par son essence mais par ses noms et attributs loolu il faut ñu def différence boobu il faut que ñu xàmmee différence boobu que ni tur yàlla maanaam que ni yàlla nekk-nekkam son essence benn affaire la boo xamante ne dafa inaccessible insaisissable imperceptible dans le mystère total loolu foo ñu xam ko et que amuñu ci benn accès ak ay turam ak ay melom nag ci loolu lay manifester woo et que yi ñuy wax yépp ci turu yàlla yi la ak melo yi la même bu ñuy wax ci aarif billah yi ngeen di dégg aarif billah les grands connaissants su ñuy wax ci yàlla di xam yàlla xam bi ñu naan xam nañ ko yàlla concerné wul essence bi turu yàlla yi ak melo yi rek la concerné essence bi non loolu foo mu leer naññ ni midi su gënee leer midi sax moo gën si non loolu daa war di leer lépp lu ñuy wax ci yàlla concernant yàlla ak son di am lu ñu koy melale ak yeneen loolu on parle pas de l'essence car l'essence est imperceptible inaccessible insaisissable et est dans le mystère des mystères dans l'occultation totale loolu daa war di leer maanaam fokk mu leer nañ de telle sorte que du lëndëm parce que bu lii leeree rek dañuy xam ne yi ñuy wax yëpp dañ koy daal mën a comprendre et ces manifestations fan la ñu nekkee manifestation yàlla yi fan la ñu nekkee ci alamul xayal loolu moom moo tax yi nit yi di wax yëpp ci wàllum raisonnement doo da ngay jàpp ni raisonnableul alors que raisonnable na mais ci univers fiction yi xam nga quand on parle ñun de la fiction c'est quelque chose qui n'existe pas alors que ce monde de la fiction par contre bii ñuy wax ñun nii monde bu réel la boo xam ne yàlla daf ci manifester turam yeeg meloom yi yooyu ñooy am ay effet de temps en temps ci yenn yi ñooy am effet fii suñ jotaay bii boo gisee mu am nii mu mel nii tey c'est parce que yàlla dafa manifester wu ci ay turam ak ay meloom ci àdduna boobu moom moo am ay effets yooyu ñoo am effet yi nga xamante ne moom moo apparent fii maanaam suñu àdduna bii kon benn partie la bu ndaw ci àdduna boobu mais àdduna boobu moom du rëy àdduna boobu fu mu amee nan la amee waxoon nañ ko àdduna boobu ci luñ ko bindee
maam Adama. voilà waaw kay yow da ngay déglu ci suufus moom Adama la alayhi salaatu wassalaam maam Adama bi ñu ko bindee ci ban boobu suuf si restant bi moom lañ ko bindee loolu nag voilà mooy ardu simsima voilà ah voilà ci lan foofu ardu simsima fu mu ne ah ah dégguma de ardu simsima fan la ne ah ah voilà voilà ci montagne Qaaf voilà ci montagne Qaaf foofu la ne montagne Qaaf fan la ne lan waaw Tawxul Axdar mooy lan kan ban moom la fan waaw wow kay waay voilà mais kon Jabalu Qaaf kon Tawxul Axdar moo nekk ci Jabalu Qaaf et pas du contraire voilà léegi Jabalu Qaaf fan la ne Touba moo nekk ci Touba ab garab la boo xamante ne moo nekk ci Jabalu Qaaf boobu garab googu nag mooy Touba mooy cosaanu garab yi ci àjjana mais mooy garab yii fii tamit mooy seen cosaan yépp boobu bu existé wul woon verdure bu existé ci univers bi léegi kon Jabalu Qaaf ana fan la ne fan la ne alamul xayal voilà waaw mais léegi plus précisément alamu xayal la ne d'accord mais plus précisément fan la ne maanaam kon lu d'accord alamu kon Jabalu Qaaf montagne la boo xam ne ci fiction la existe mais la fiction est une réalité aussi voilà léegi montagne boobu fu mu ne hein sa localité localisation par rapport à l'espace non en même temps lan ci suufu univers bi ak ci kawam en même temps ci suufu univers bi ak ci kawam waaw Baytul Ma'mur mooy waaw juróom-ñaareelu asamaan si moom ci juróom-ñaareelu asamaan si la ne nga xamante ne boo ko bàyyee mu wadd ci suuf si ci kaw kaaba gi lay wadd voilà mais melul comme nii Baytul Ma'mur melul comme tolloowul ak kaaba gi de moo gën a yaatu fuuf ay milliards de fois la ko gën a yaatoo waaw mais bu ñuy wax ne boo ko bàyyee ci kaaba gi lay daanu maanaam mi ngi mel ni losange voilà loolu lay tekki mais tekkiwul ne daa tolloog moom nii rek daanu déedéet maanaam comme genre losange la voilà Jabalu Qaaf waaw fa la waaw aynul hayaati ma ghaybi moom fa lañ ne le lot du mystère wala la source de la vie foofu lañ ne donc manifestation yi borom bi di manifester wu foofu la léegi nag foofu la ardu simsima foofu moom foofu la nekk
montagne bi suuf si maanaam comme suufas montagne si mooy ardu simsima foofu la ne ñi di façon nit façon mbindeef yu bare bare ay milliards et des milliards de créatures yu inimaginables ñoo ci exister par moment chaque instant par instant voilà léegi barsaxul kubra ci tawxul axdar boobu nga xamante ne moom mooy cercle boobu muy genre dôme bi nekk ci kaw ci sommet wu montagne bi foofu la barsaxul kubra ne maanaam mooy siège u trône Cheikh Ahmed Tidiane et que c'est à partir de foofu ci lay voilà fil barzakhil kubra ok makanatu arshikum wa janahukum yarshal wujud raja'i mutalaqiyan li fiyadi dhati nabiyyina wal anbiya'i ila al wara min wara'i Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane waaw voilà loolu la donc foofu la et que foofu lay jëlee flux wu yeneen yenent yëpp alayhi salaam pour dispatcher ko kenn ku ci nekk selon li yàlla bëgg mu yegg ci yow de telle sorte que amul benn atome ci univers bi lu dul moom moo lay approvisionné par son flux voilà Cheikh Tidiane voilà gis naa sëñ Mahmoud Tayer ñu gisee bayit boobu dafay gis naa ne da ko gën moo ko gën a interpellé fi barzakhil kubra makanata arshikum wa janahukum yakhshal wujuda raja'i ñu ne allah allah voilà kon maanaam da c'est que dafa am aspect yoo xam ne il faut ñu xam ko quoi ñu assimiler ko quoi une bonne fois pour toutes maanaam ñu comprendre ko assimiler ko voilà xam ne une bonne fois pour toutes jarul ñu ci jaara saa yu ñu waxatee barzakhul kubra xam nañ li ñuy wax suñu waxee aynul hayaat yi xam nañ li ñuy wax jabalu qaaf kasibul abyad kasibul miskul abyad Serigne Moustapha waaw ma ne waaw xam nga yàlla li ngay wax c'est très important. Voilà xam nañ ni xam nga ko moo tax ñu koy wax. ñu koy waxal ci da ngay ni comme da nga leen di jàngal. waaw est-ce qu'on doit faire semblant de comprendre. Et jusqu'à 7 heures on rentre chez nous. alors man lu ma doon ñaan mooy est-ce que mën nga ñu defal schéma. donc xam yaa ngi commencé woon je crois Amas xam nga. daal ce côté-là je connais. peut-être je connais autre chose. mais sur ce côté-là je connais absolument rien. xam nga bëggoon nga xam ndax mën nga ñu defal schéma. disons à partir de suñu dépassé aussi quoi. waaw mooy arach xam nga. waaw ba foofu ngay wax ne Touba la xaw ma. waaw Touba garab la. ak Cheikh Ahmed Tidiane. waaw et puis après Cheikh Ahmed Tidiane. voilà. waaw ñemew ma koo wax. waaw yent bi sallallahu alayhi wasallam en fait. voilà soo ñu mënee defal disons parcours bi daal. waaw schéma bi waaw léegi. c'est que tableau yi dañ na. waaw insha Allah waaw. ok nañ jël suuf saa ngi ni après suuf si lan moo féeti kaw asamaan yi ñaata la juróom-ñaar baax na après kursi yi mais lenn lu ci nekk day ëmb moroomam
d'accord ba foofu comprendre na après arash moo ëmb nag existence bi yépp. kursi yu mooy piédestal gis nga trône soo gisee trône xam nga lu trône di mel am na benn genre escalier bu ñuy teg ci kaw fu ñu di teg tànk yi fi buur bi di teg tànk yi loolooy kursi mooy non mooy piédestal loolu mooy arash moom lañ naan arash mooy trône bi kursi yu mooy piédestal bi. moom moo nekk au-dessus de la. des cieux et de la terre. Juste au-dessus des cieux et de la terre. Voilà. waaw mais il faut comprendre que entre les cieux et le piédestal, c'est-à-dire kursiyu, il y a beaucoup de plusieurs milliers de voiles de lumière. Plusieurs milliers de voiles de lumière. Entre piédestal bi ak arash aussi, c'est pareil. Après kursi, c'est arash. Voilà. Maintenant, après arash, comme arash moom moo ëmb univers bi yépp, loolu foofu la existence wu matériel bi foofu la yem. Foofu la yem. Loolu moom moo tax ñu naan arash moom moo ëmb lan univers bi. Et que moom la ñuy wax ne yàlla ci la installé wu en tant que donc tout miséricordieux, c'est-à-dire Rahman aju fees dee liggéey yërmande mu dominer arash. Donc en tant que tout miséricordieux, donc moom mooy ci turam boobu ci la installé woo ci arash et que di gérer univers bi yépp. Mais comme yàlla dafa am essence lu ñu doon wax am ay tur ak ay melo donc mooy nom et attribut. Donc et les noms attributs yi en fait nos attributs yi ñoo indi noms yi baax na parce que bu ma nee diw médecin la c'est parce que médecine la incarné bu ma nee diw menuisier la parce que menuiserie la xam da koo man maanaam donc bu ma nee diw la menuisier c'est parce que y a la menuiserie maanaam mënuma imaginer diw la menuisier sans imaginer la menuiserie derrière baax na voilà donc tur yi melo yi ñoo indi tur yi maintenant tur yàlla yooyu ak seen maanaam melo yi ak tur yi daf ci am benn boo xamante ne yeneen tur yi nga xamante ne ñoom ñoo am rapport ak univers bi yépp tur boobu moo leen dominer maanaam moom moo leen ëmb moo leen englobé tur boobu nag mooy Rahman moo tax ci la yemoowee ci arash mais ar-Rahman gënul rëy ci tur yàlla yi parce que Allah moo ko gën a màgg ak huwa baax na léegi est-ce que jusqu'à présent ba fii nii amul dara lu lëndëm waaw ba ci arash leer na si leer na sa Rahman. waaw Rahman mooy yàlla bi fees dellu yërmande yàlla mi nga xamante ne la miséricorde la plénitude de la miséricorde est son attribut. waxuma loolu situation yi lay wax. waaw. mais fu mu situé Rahman. Rahman tur la mais en tant que Rahman ci la administré ci la nekkee ci arash ci la installé woo en tant que buur c'est-à-dire que le titre même du roi c'est Ar-Rahman voilà comprendre nga léegi loolu voilà le titre même de celui qui s'est installé sur le trône c'est Ar-Rahman baax na ayo léegi kon Ar-Rahman moo nekk nii il y a entre foofu noonu il y a des
des milliers de voiles, donc 70 000 voiles de lumière yoo xamante ne chaque voile am na 70 000 ans yu dox seen diggante. 70 000 fois 70 000. Voilà léegi bu ma paree foofu mu yéeg léegi ba foofu comprendre nga et que chaque ay voile la yu kii foofu nag ay malaaka yu spécial ñoo fa nekk yu spécial ñoo xamante ne xamuñu existence u leneen lu dul yàlla. ci kawam foofu la am beneen adduna bu ñu tuddee al alamu raqa boobu nag man xaw ma dañ koy waxee ci tubaab man noonu laa ko xamee alamu ar raqa mais c'est un monde comme ni ñu la ko waxee maanaam qui est au-dessus du monde immatériel parce que Arash moom moo tourne ëmb monde yi nga xam ne matériel lañ mais en dedans il y a des choses célestes. Mais tout ce qu'on parle en disant que ce sont des choses célestes, c'est parce que ce sont des créatures lumineuses. Voilà. Donc, physiquement, am nañu existence. Voilà. léegi alamu ar-raqa foofu boobu beneen adduna la boo xamante ne nag c'est au sommet de ce monde-là qu'il existe une montagne bu ñuy wax Jabalu Qaaf. Mais sauf que cette montagne-là supplante l'univers comme ni ñu ko xamee parce que lu nekk day nekk ci kawam nii maanaam comme globe la bu ko englobé montagne boobu noonu moom moo exister à la fois ci kaw univers bi mais aussi ci suufam moo exister. Voilà. Il enveloppe le monde. waaw mais comme c'est imaginal c'est-à-dire c'est la relève de la fiction donc day mën a nekk ci kaw nekk ci suuf en même temps. Et puis même dans tous les côtés, dans tous les rayons. C'est des rayons quoi. En fait c'est comme nga nekk ci biir ballon en fait. waaw c'est comme voilà comme ku ne xam nga tout xam nga ñun tey asamaan si bu ñu ko xoolee tey ku li xool bu xamul nan la mbir yi demee day foog ni li ñu di gis nii dafa wadd. Non dafay jàpp ne li ñuy gis nii dafa wadd parce que à l'horizon da nga gis mu wadd tey xam nga loolu boo ko ku nekk ci place bu am géej wala géej day gis c'est comme si ak asamaan si dafa def nii dafa couverte la nii ku di seetlu en fait c'est parce que dafa ëmb univers dafa ëmb suuf si mais mu ne suuf si ne ci biir yeneen asamaan yi noonu lañu ëmbee suuf si noonu lañu ëmbee asamaan yooyu. moo tax ma xalaat bi nga waxee sax nit ñi julli ba sujjóot. waaw. nga ne si la gën a. jege waaw. cela veut dire que yàlla on va dire monde bi des rayons. non c'est même pas ça nag. non foofu dafay juste manifester wu par sa proximité. il se manifeste par sa proximité. waaw non dama bëgg wax rek ne que ni boo tàllalee sa loxo di ñaan. waaw maa ngi ñaan si yàlla. waaw ni nga xamee ne yàlla moo nekk foofu si kaw. waaw. soo sëggee. waaw tamit benn la. yàlla boobu yàlla bu ñu defoon ni si kaw. waaw il est en même temps si suuf. voilà mais wa. parce que l'univers disons le truc là l'univers enveloppe. waaw non parce que yow c'est parce que yow yaa ngi ci comme asamaan. raisonnement wu non yow yaa ngi ci raisonnement wu localisation. Alors que là on ne parle pas de la localisation on parle juste de la manifestation c'est-à-dire que tey nan laa ko mën a waxee xola bu ma gisee daane léeg-day xola gis xola bu xoolee rido bi léeg-day sëñ Kanidu la léeg-day sëñ Kanidu la yaa ngi dégg ma daal di xool li daal lii de sëñ Kanidu la daal di wax lii de sëñ Khalidou la maanaam en fait pourtant du moom fi par sa localisation du moom mais c'est par sa manifestation que la nekkee moom maanaam li muy tekki mooy lee moo ko def loolu laa bëgg a wax baax na pourtant wax naa plusieurs fois ne lii de mooma fekk
fekk du par la localisation du physique xam nga tey bu ma nee maanaam rideau bi loolu du lu arrivé nga ñëw sa kër fekk dara xew rek am lu fa xew lu jaaduwul rek nga ni lii de diwul ah c'est pourquoi pourtant il n'est pas là nekkul fi yow bi nga di nekk di wax ni kii mooma lii mooma nekku fi bi nga koy wax mais pourtant yow moom nga ni moom la lu tax parce que c'est ces faits qui se sont manifestés et qui montrent que ni lépp dañuy indiquer vers lui voilà loolu la tout loolu lay expliquer yii yëpp loolu la maanaam bu ñu naan moom moo booy kii moom ngay jàkk gën a jege boo tàllalee moom ngay nekk di ñaan ci kaw booy jublu ci kaaba gi moom moo fa ne et cetera yooyu mooy il s'est manifesté voilà loolu manifestation la voilà léegi ñu ñëwaat kon ci sa schéma bi le fameux schéma amen dafa xam nga wax naa la ne la comme ni trône bi dafa englobé li nekk ci biir comme ni asamaan si englobé suuf si globe terrestre bi ainsi de suite après wax naa la voile yi ak alam beneen adduna bu ñu tuddee ar-raqa hein qui en haut voilà et au sommet il y a la montagne de Qaf qui englobe à la fois l'univers mais aussi sauf que Jabalu Qaf dafa nekk aussi ci suuf univers bi parce que c'est imaginal cela relève de la fiction du lu palpable en même temps man mën naay wax ak yéen fii nii fekk maa ngi Jabalu Qaf en même temps parce que pourquoi parce que non maanaam waxuma ne mais c'est une possibilité maanaam li ma bëgg a wax C'est une possibilité. voilà pourquoi ah parce que ce n'est que de l'ordre de la fiction c'est comme ki di gént mi ngi tëdd ci kaw lalam mais moom pour moom mi ngi tëdd lalam Lyon mais pour moom mi ngi Ndakaaru di dox ay dox nekk ci mbeddu Ndakaaru yi di dox xàmmee mbedd yëpp di taseeg ay nit foofu ñoo xamante ne xamoon na leen ñu di ko jox ay information yoo xamante ne Ndakaaru lay xewee yoo xamante ne moom bu yeewoo day retenir information yooyu te pourtant moom mi ngi fii tëdd ci kaw Lyon ci kaw lalam loolu mooy alamul xayaal c'est le monde de la fiction monde des rêves ci monde boobu la bokk baax na léegi Jabalu Qaaf boobu nag moom moo contenir c'est-à-dire que suuf si moo contenir ardu Simsima c'est-à-dire mooy suuf soosu nga xamante ne ci la ñu bindee woon maam Adama alayhi salaam desit bi et que desit boobu nag moom la yàlla yaatal mu tollu noonu moom la yàlla yaatal ko ba mu tollu noonu moo tax mooy univers bi gën a rëy ci univers yi et que lépp le contenir mais que montagne boobu benn da ko def mu nekk montagne léegi nag dafa am ay dunes maanaam da am tund yoo xamante ne tund yi musc la mais dañoo weex et que mu am benn source d'eau bu ci jaillir bu ci nekk bu tudd moom la ñu tuddee aynul hayat c'est la source de la vie léegi nag au sommet de la montagne dafa am benn dôme comme gis nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu tëdd am na benn dôme bu verte maanaam moom jumaa yu bari am nañ ko am benn affaire bu dóom nii bu pointu mel ni montagne coupole voilà foofu tamit noonu la mel coupole bu verte la bu tegu ci kaw bu tudd al barzakhul kubra boobu bu tudd ak tawqul akhdar léegi nag au sommet même de tawqul akhdar ci montagne boobu foofu la barzakhul kubra nekk c'est le siège moom la c'est le siège de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu et c'est qu'à partir de là qu'il gère l'univers tout entier chaque atome de l'univers waaw voilà garab gi foofu la ne ci montagne bi ci la saxe benn garab la bu saxee foofu bu tudd Touba
non garab googu moom mooy origine u garab yi mooy origine u garab yi nekk àjjana mais aussi mooy origine u maanaam moom mooy la en même temps c'est-à-dire que c'est l'essence même ou l'entité même de l'arbre cosmique maanaam garab gi nga xamante ne moom mooy amal univers bi aussi xam nga univers bi yëpp benn garab la aussi univers bi yëpp benn garab la bu la neexee nga ni benn jëmm la mooy jëmm yent bi sallallahu alayhi wasallam univers bi yëpp mais bon après yooyu xam naa beneen yoone parce que là ça commence à voilà waaw pour ñu voilà li nga xam ne moo gën a bi gën a garaaw mais après kii Touba waaw fàtte wax àjjana fu ñu ne après juróom-ñaareelu asamaan si après juróom-ñaareelu asamaan si foofu la àjjana ne àjjana foofu la ne waaw moo gën a jege suuf ko arash parce que sidratul muntaha après juróom-ñaareelu asamaan la ne te auprès wetu sidratul muntaha foofu la àjjana ne indaha jannatul ma'wa safara ci suuf la ne safara moom mi ngi ci suufu voilà voilà alhamdulilah xam naa ñu yem foofu insha allah ñu yem foofu ndax seen kii la am ay message yu ma la joxe wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin